am na éducation bu baax buy génn war na la tàggu ne la maa ngi génn wala fu muy dem war nga xam fu muy dem. aussi war ngay génn heure aussi di dugg heure aussi. ñeneen ñi di moodu yi aussi ñi nga xam ne nekkuñu fi dañuy tukki wàcc seen i soxna. ay na ñu nekkuñu fi mais am nañ famille soit seen jabar ñu ngi seen kër yaay wala ñu ngi seen kër. wala seen i kër. seen kër borom kër. te nekk na fa ak ay sœuram wala nekk na fa ay frèram wala nekk na fa ak yaayam. tey yooyu war nañ ko mën di bàyyi xel ndax seen frère nekk fi. war nañ ko mën a bàyyi xel tey dèjà seen jabaru frère la tey jii war nañ xam ci lu mu nekk tey war na xam ci lu muy dugg buy génn war na xam heure bi muy génn ak heure bi muy dugg mais tey sa frère bi fu bàyyi woon jabar. tey jii mu dem ñëw nga ne foo demoon wala guddee nga wala tey sa frère woote nga ne waa kii kat heure bi mu génn guddi wala day def lii day def waa ñu naa day jaxase kër bi day tas kër ba da ngay gis loo xam ne boo ko gisee da ngay préféré nga noppi ndax dañ ñu ma wax ndax soo xee problème bu am ci kër gi ñu ne yow la tey jigéen tey bu ñëwee nga ne ko foo demoon mu indi la coow boo xam ne doo xam bu ñëw lu soyoon fu may dem ba nga koy lijjanti surtout nga ci bi yaa koy lijjanti. kon daal yow jàpp nga ne responsabilité waajur yi moo matalewul ñu war a xool saytu seen i njaboot boo ko amee da nga koy yar nga xamal ko. jërëjëf. waaw donc boo ko amee da nga koy yar nga xamal ko. leer na ndax lépp parents yi la. xale yi xamuñu nit ki ni nga ko yare rek bu màggee loolu lay wane. jërëjëf ñu lay gërëm ci responsabilité waajur yi moom la ko gàllaat yépp ni ñoo farluwul li ñu war a def defuñu ko li ñu war a xool xooluñu ko waaye bu mu ñu fekkoon ci ponk responsabilité entre état ak askanam ak nitu société yi parce que dafa war a am contrat bu dëgër bi war a dox contrat boobu nag confiance moo koy lal par exemple man ba muy juddu sama waajur mënuñu tabaxal seen bopp maternité ba muy bëgg jàng mënuñu tabaxal seen bopp école donc ñoom ak askan gi ñoo lëkkaloo n'est-ce pas ba tabax maternité tabax école ainsi de suite dugal seen loxo waaw donc il faut que suñu niveau d'évolution egg foofu ñu xam ni état le grand-père mooy baay bu gën a mag donc que ñu am confiance ci moom ensuite investir contrôler ko ne ko état moom moo war a léegi taxaw n'est-ce pas pour que kenn war a bañ a dogal léegi ci ay doomam parce que léegi état bi mooy récupérer doom yi ay doomam lu ñu nekk waaw ñu jël ki ci ligne bi ba noppi baal ma ponk boobu am na solo dinañ ko yeggalewaat ci responsabilité état mi war a jël doomoo ñëpp allo waaw sëñ bi salaamaaleykum maaleykum salaam waaw man bi sama gis-gis mooy le problème mooy ku am jëkkër ñu ne doom ji sànni nañu ko toujours ñi nga xamante ni dañoo am doom ñaari problème mu farantoo ak yu ma xamoon doom ñi nga xamante ni dañ leen di sànni le problème qui se pose mooy dal ñu dul reconnaître seen kii dañ leen du reconnaître comment se fait-il nit du am doom moom rek jigéen du am doom moom rek da koy am ak góor pourquoi du am pénalité boo nga xamante ni góor dina nit kii moom a jur ñu def recherche bi man bu ma ñëwoon ni sàcc nañ ma pour di def recherche boo ñëwoon ni jam nañ ma ñëwoon ni agressé na ma ñu def recherche mais jigéen du ñëw ni biiral nañu ma mu am benn appui boo nga xamante ni dinañu topp pour ñu xam lan kan moo ko biiral donc kii biiralaate dara du ko ci fekk boo dee xool góor yi ñooy def loolu te dara du ci fekk mais bu fekkoonte ni jigéen bu biir am nga fenn foo koy mën a jooyee ji pour wane ni que diw moo ma biiral ñu mën a toppatoo loolu ba xam ne diw ma ko biiral affaire bi du demee noonu man dama yaakaar ni côté boobu la ñu war a rechercher impunité bi nga xamante ni parce que biir ñaar a koy def góor ak jigéen ñoo koy def te booy xool pénalité bi toujours si jigéen ñi rek la nekk donc nañu xool mais beneen partie bi loolu bu ñu ko doon kii defe naa problème doon noonu laa gisee woon situation bi. jërëjëf ñu ngi rafetlu sa xalaat waaw Adia moom joxe na xalaatam ci ni mu ko yaakaare mais balaa ñuy dem ci responsabilité bi nga ne góor ñi tam am nañ ko ci ponk bi mu fekkoon ci diggante état ak mu fas yéene nekk bàyyi ñëpp. jël responsabilité tu m'as passé le concept c'est-à-dire état moo war a doomoo ñëpp. ci loolu mais il faut que ñun société bi ñu am confiance ci état ensuite ñu def état suñu affaire bopp
parce que mariage boobu moo fi manqué c'est-à-dire que adhésion bi société bi war a adhérer ci état mais il faut que état également mu doon lu nga xam ni moom mooy représenter intérêt général société bi gis ne état bi moom mooy représenter intérêt général kenn ku nekk waslu na sa ak kenn ku nekk yaa ngi reconnaître sa bopp ci état bi donc loolu bu amee ci ngay gis ne ñu évoluer parce que ñële ba ñu amee problème ba metti finalement dañu ne am nañ solution. Solution bi loolu. mais yaakaar nga ni tey ak ni ñu amee gëm-gëm fii ñëpp ñi ëpp nekk jullit ñi des nekk ay chrétien ñi gëm-gëm ci wàllu cosaan ak aada yaakaar nga ni ku fi tabaxoon lu mel noonu du jur coow ñu ne nag léegi nag voilà nag bëgg nañ xale jigéen yëpp bon ku jur sa doom dem foofu am sa doom dugalal foofu yaakaar nga dinañ ko nangu. non du di ci côté boobu rek c'est-à-dire que créer ay structures yoo xam ne képp ku. ndax bu dee. planning mu ngi fii. à gogo mais terewul li. peut-être ñoom joti nañ ci jotiwuñ ci problème moo ci am quoi ndax rien n'est 100% loolu yëpp am na fi planning yi bari na mais terewul doom yaa ngi juddoo bu doomi juddoo pour ñu bañ leen a rey man foofu laay waxee ban solution léegi man li may wax mooy lii c'est une organisation plus globale nga xam ne du ci kuy am problème ëmb rek mais ku nga xam ne sax juddu nga am ay difficultés ak say parents parce que affaire bu ëmb bi mooy phase visible bi mais phase antérieure bi par exemple mooy iceberg dafa am partie bu gën a rëy ci biir ndox bi la nekk benn partie rek moo feeñ donc ëmb bu amee loolu mooy manifestation externe d'un malaise mais malaise bi dafa profond ci biir famille bi mun na nekk depuis ci njalbeen problème diggante waajur bi ak doom bi problème de communication problème d'encadrement problème de responsabilité donc loolu ci njalbeen lay juddu finalement mu mujjee ci loraange bi donc yow li nga wax ni c'est-à-dire que problème nekk jullit wala nekk chrétien wala aadal du loolu mooy problème fii citoyen la ñun ñëpp ay citoyen lañu mais ndax loolu suñu ak gëm-gëm yi ñu yor dina tax ñu nangu ko laaw ñu mën ko digérer waaw parce que problème yaa ngi am mais yëpp problème yëpp a ngi am ñàkk gi ci biir kër yi mais pour lii bañ a dee liir yi ñuy faat loolu problème boobu tey moo jam yu gën a garaaw li ñu ngi sénégalais yaa ngi nangu yu gën a garaaw kon yaakaar nga ne bu ñu ko defee dina jàll pourquoi pas dina jàll parce que les responsabilité la xam nga luy responsabilité dafa doon lu nga xam ni baat bi mënuma wax beneen baat bu gën a rëy responsabilité mooy lii mu ngi ci société bi faaw ñu luñ ci il faut que ñu lijjanti ko il faut ñu toog lijjanti ko xool lan moo koy loolu moo tax gis nga acte bi kii defoon maître Ablaye Wade face à l'OCI dama ne loolu man foofu laa ko nawee c'est-à-dire que Ablaye Wade dama xam ni il est responsable parce que question boobu mu posé OCI question de survie la question de responsabilité maa ngi yéen ay frère lañu ba pare te yow yaa ngi ngemb sama noon mooy l'impérialiste mooy ku nga xam ni alalam lay jël di ñu noot xaas boobu bu ko indee lim te xaalis bi yéene ko sabab yéene ko jox voilà donc gis nga lii responsabilité bi atta xaalis boobu ñoom parti bu ñu nangul laal rival lañ ko tuddee mais Ablaye Wade nee na il faut ñu lijjanti ko ndaxte ñun ñoo ko jur dafa mel ni société bi ñii di def yu bon yi moo société bee ko jur ñoo ko jur donc il faut ñu lijjanti ko parce que suñu état bi créé ñu ko ba ñu ne ko kii état islamique la waxaguñu ko voilà bon comme waxuñu ko defuñu constitution bu nga xam ni état islamique la donc ci état laïque la problème bu amee il faut que ñu toog de manière responsable lijjanti ko mais léegi am na ko wax lu am solo ci responsabilité góor ñi mu ni dañ leen a bàyyi moo tax mbir mi gën a bari ndax chaque jour bu ñuy ŋàññi jigéen ñi lañ koy teg comme ñoom ñoo des ak ëmb bi te du benn nit moo ko defar loo xalaat ay cas particulier la parce que am na beneen xalaat bi am mooy nañu natt ñii di ëmb yëpp de manière illégale ñaata ñoo ci faat seen doom parce que mbir mu ngi am fépp foo dem mu ngi am na ñu nga xam ni egguñu ci niveau bi mais ñaata d'infanticide par rapport ak ñi nga xam ni ñu ngi ëmb te ci lu jaaduwul mais ñi faatit bari na kat non c'est-à-dire que xam nga mais faat bi moo warul am néew na waaw loolu la ñuy bañ dañu bëgg mu néew dañu bëgg mu bañ a am sax waaw mu bañ a am
waaw loolu nag c'est pas possible. kii xuloowul ak yow xeexul ak yow dafa judd rek kay. waaw yoral wala nga jox keneen mu des fois par exemple. xam nga boo xeexee ak nit ñaar nit xeex mu rey ko mën nañu dañ doon xeex. da nga doon sàcc nit muy daw nga rey ko mais kii dafa judd. laajul dara mënul disparaître complètement ko loolooy parce tooñ que am na grossesse indésirable gaa ñi dañuy wax grossesse indésirable. waaw loolu ñu jël ay matuwaay mu bañ a yegg. waaw non nit ñi mënoo leen wax ni lii bu mu amati waaw parce que même boo xoolee ci diine bi ni ko yàlla waxee daf leen ne bu leen ko jege. bu leen jege njaalo. moom waxul sax bu leen ko def bi moom garaaw na mais dafa leen ne bu leen ko jege parce que moo koy favoriser. bul laal bul jege mais bu xasee am da ngay gis yàlla mi nga xam ne lu mu bañ mais comme yow jaar nga ci loi bi da koy amal. yàlla bëggul ko. mais bu amee da koy valider. parce que waaw da koy valider. c'est-à-dire que boo jaaree ci loi yi loi bi war a jur doom boo ko defee doom fekkente ne yàlla gërëmu ko mooy jaarul ci yoon bi da ngay gis ne yàlla moom moo ñu njëkk a jàngal ni man de tere naa mais bu fekkente ne gaa ñi jéggi nañ tere gi def ko mais moom yàlla c'est-à-dire que responsable mooy joxe la vie il donne la vie donc ñun société bi aussi bu fekkente ne kii mu ngi ñëw nañ ko encadrer parce que xas na ba am ba noppi maintenant on ne dit pas qu'on l'encourage mais kenn encouragé wul ñaatew mais ba tey mu ngi am malgré les prisons malgré les sanctions malgré tout ce qu'on a fait les barricades ay feux rouges ay caméras n'est-ce pas ay lampes pour que ñaawteef bañ a am mais mu ngi am yaa ngi responsabilité góor ñi mi wax nag yow loo ci xalaat góor ñi effectivement je pense que ci loi bi nit ñi ñoo dul xam loi nit ñi xamuñu loi mais bu fekkente ni soupçonné nga ni góor gi moo ëmbal sa doom am nga droit yóbbu ko tribunal pour que mu taxawu ko même bu dee kay majeur la yooyu yëpp